kan mooy Samba Ndongo. Samba Ndongo nag moom dundam daanaka boo xoolee jàppale askan wi bu weesoo loolu bokk ci parti bi di APR bu weesoo loolu tamit nekk kilifa jéego yi muy def yëmul sax ci Djeddah Thiaroye Kaw dem na ci au niveau national. amul nag ndombol tànk wala sax mais bu amee nekk na loo xamante ni yeeyoo na ko ndax ñi ko am ëpp ñu ko ñoom bëri ñu ko yeeyoo ndombol tànk boobule ndax nekkul koo xam ne dafa rallié nekkul koo xamante tamit dafa transhumé bokk na ci ñi tabax APR jot na nag ngir réew mi Macky Sall askan wi mooy waa population Djeddah Thiaroye Kaw ñoom ñoo laaj ñun suñu cër ñoo laaj parce que nag dañ ko liggéey nag nit nag boo liggéeyee ñu war ko mën a wax jaajëf parce que tamit lu tax ñu war a laaj dañ ko yeyoo am na ñoo xamante ni dañoo ñëw fekk ñu ci am ci tey ñu sédd leen ci mbir mi Djeddah Thiaroye Kaw gisuñu kenn ku dul ki nga xamante ni moo di Samba Ndongo wala ñi mooy àndal ñoom nag ñoom ñoo soxla tey jii président ràññee ne que ñi koy jàppale kat ñu jot seen wàll c'est normal que loolu war a mën a am ñoo ngi nekk ak moom nag ci permanence am nit tamit kenn gën ko xam boppam mu wax ñu rek militantisme ci biir APR ak nan lay mën a jàppalee ginnaaw bi mu waxee boppam moom mooy kan parti bi ci diwaane bi dellu si waatal honorable mu ngi Samba Ndongo présenté wul ñu xam ne. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu nekk ci am ak santam maa ngi tudd Samba Ndongo wala Samba Ndongo dëkk fii nag si Djeddah Thiaroye Kaw parce que su ma neexee ma ne fii laa juddoo si Djeddah Thiaroye Kaw parce que fii la ñu màggee fii la ñu fekk suñu affaire yëpp fii la ñu def suñu aventure balaa ñuy tukki fii la ñu nekk kon nag Djeddah Thiaroye Kaw dañ ko maîtriser xam ko loolu moo tax soo ñu laajee si problème Djeddah Thiaroye Kaw wala lan moo ñu dugal ci APR day si savar ñun nag nekkuñu politiciens yoo xam ni dañuy woneewu wante APR yàlla def na bu ñu koy sos fii la ñu fekk. dafa fekk nag jamono yooyu yëngutuñu politiquement comme nii kon su ma la wanee sama carte adhéré bu ma duggee ci APR da ngay wax déedéet wante nag politique moo bindoo noonu dañu toog si suñu gox ba ñu xam ne vraiment war nañu indi la suñu gox lu ñu mun wala lu ñu xam si xam-xam wala lu ñu yàlla dimbali mun a dimbali askan bi loolu moo ñu dugal si politique wante ñun duñu gan si politique. parce que nag socialiste moo ñu jàngal foofu la ñu tabax ñoo ñu tabax ba ñu xam loolu moo tax fépp fu ñu teg suñu tànk rek xam nañu fu ñuy jëm. Macky Sall soo gisee ñu ñëw ci boobu man waxoon naa la toujours sama interview man dama bañ ku ñu néewal doole man PS laa nekkoon wante bu ñu néewalee Macky Sall ci PDS man boobu laa jël samay dëbës jël samay bagage man ak samay xarit ma ànd ak Macky Sall. képp ku ñu newal doole rek même yow tey su ma gisoon ñu nebal la doole rek dem si am naxar te ñu laay faral man loolu mooy sama habitude noonu la ma yàlla bindee ba yàlla def ma nekk ci APR depuis boobu nag maa ngi yëngu ba jamono yi gis nga woote yu passé yi fii nii kenn du nettali Djeddah Thiaroye Kaw yaakaar naa ne lépp lu ñu mënoon wala lépp lu ñu xamoon def nañu ko ba yàlla may ñu am na. jamono yi ci Djeddah Thiaroye Kaw la ñu nekk. nan la situation Djeddah Thiaroye Kaw APR nan la tëddee fii ci bërëb bi. waaw APR moom actuellement fu ñu nekk ñu ngi sant yàlla bu baax parce que amoon na ay jamono dafa amoon ay xiiroo ak ŋaayoo wante yàlla dimbali ñu toog du man dong du Samba Ndongo dong du Alassane Baba du Ousmane Ndiaye du keneen du ñun ñëpp la du Mamadou Diop mooy coordinateur Djeddah Thiaroye Kaw ñun ñëpp ñoo booloo ma sow ñu nekk benn liggéey pour ñu mun a egg fu ñu bëgg a egg te mbooloo nag mooy doole. loolu moo tax tey Djeddah Thiaroye Kaw soo gisee tey yëngu yuy yëngu fii ci politique surtout zone bu ñu nekk mooy zone 5 yaakaar naa ne tey si politique Djeddah Thiaroye Kaw wala si APR soo demoon si réew mi yëpp tey ñun lu ñu yëngoo fii soo ñëwoon si guddi da ngay yaakaar ne suba élection la wala leneen wante ñun c'est-à-dire dañu mel na dañ koo naam soo ñëwee gis xale yi demande xale yoo xam ne dañu sabar ci politique jàppale ma lool loolu moo tax fii si politique si Djeddah Thiaroye Kaw ñun yëpp tey benn lañu ñu ngi am xaaruñu ba 2019 wala lii ñu ngi am ay mbébét wala ay projet yoo xam ne yi ci la ñu jëm pour falaat Macky Sall premier tour incha allah. est-ce que mën nañu dellu si waat ci sa jaar-jaar laata ngay egg fii sa jaar-jaar sa njàng alxuraan say tukki véritablement. waaw bu ñu yàlla def ñu jàppale dimbali ñu waxtu bu ñu juddoo fekk suñu mag yëpp dañu doon jàng ay alxuraan
man sama papa yóbbu ma sama nijaay moo ma jàngal alxuraan yàlla def ma ñëwaat fi boobu temps man donc maa nekkoon fi comme góor ñëpp tukki nii ñu ngi jàng nii ñu ngi feneen sama rakk yi ak sama mag yi ma ñëw nekk fii si kër gi gis kër gi boobu temps situation nu mu mel yàlla xiir ma si tukki man mi ngay waxal nii dem naa 52 pays yàgg naa la ko wax tukki naa am na lu ma jànguma nag tubaab wante jàng naa moom alxuraan comme ni nga waxee te jàng naa encore pulaar ba am si ay diplôme maa ngi koy jàngee Libye yaakaar naa ne boobu temps dafa amoon ay yoo xam ni état Guinée moo leen yóbboon foofu ñuy jàngal pulaar ñuy jógee Mauritanie foofu laa jàngee université laa doon jàng pulaar ba am si ay ndombol temps kon nag man pulaar laa gën a mën même su ma neexee sax ma ne alxuraan bi pulaar laa gën a mën loolu la ñu def yàlla dimbali ñu nag bu ñu demee tukki dem nañu Europe dem nañu Afrique wante bu ñu ñëwaatee fii en 1980 wala 1981 la ñu xool vraiment war nañu toog nag suñu xam-xam wala ñuy tukki li même suñu amul alal noonu yëpp suñu xam-xam parce que sama papa nee na ku jàng ba am ay diplôme ak ku tukki ba ñëwaat ñëw toog suñu toog rek di ñu waxtaan nga xam ne léegi sama xam-xam bi même su dul alal ak sama expérience bu ma gis ci adduna bi mun naa toog liggéeyal sama réew. bi nga dalee def politique ci Djiddah Thiaroye Kaw lan moo la ci gën a marqué ci biir APR. saa rek man li ma gën a marqué bu bëri la si APR te yàlla dafa ma dimbali si APR wax naa la keroog 21 jours yu ñu def si campagne yi gis naa si bu ne am naa si expérience bu ne am naa si xarit bu ne am naa si encore bu ne am naa si lu bëri si 21 jours yu ñu def si campagne yooyu su ma tëddal sa guddi léegi su ma xalaatee fu ma doon jaar dama doon jooy xam nit yàlla rek moo mën a defal nii man am na ñu ma fekk fii ñuy politique ñu yëngu si APR wante yàlla dafa def bu ma ñëwee yàlla moo yëkkati doomu aadama waa Djiddah Thiaroye Kaw buggal ma seen bopp nii xale nii mag soo romboon tey léegi fi ñu àndee fii léegi da ngay dégg sàmm noonu yàlla nag moo ko def man maa ko def xam na peut-être am na lu ñu gis si man wante lu ñu gis si man rek lu nekk ci ñoom moo ëpp doole moo ëpp fulla presque ñoom dañ maa téye seen bopp parce que 21 jours yi dinaa la wax su ma neexee moo ne la réew mi yëpp ñun lu ñu campagne yi kenn campagne yi dans 21 jours yu ñu def ci campagne bi def nañ ci lu am solo am nañ ci nit ñi am nañ ci lépp am nañ ci tout même suñu nekkul député ñu ngi sant yàlla bu baax sant Macky Sall parce que sur 14 millions sénégalais ñu tànn la ci 65 personnes ñu def la ci liste nationale comme suppléant vraiment même su dul sax affaire député yi gars yi dañ may wax ne yow nekkoo député nekkoo dal ma ne ko lu mu am moom ëppal député parce que tur bu mu am ak yëg-yëg bu autorité yu nekk ci kaw yi bu mu na jox moom ëppal député te bu may dem si campagne man déw ma woon pour suppléant maa ngi dem pour député titulaire yàlla xam ne loolu laa doon demee loolu laa doon mbubboo te lu dara ñu ma àndaloon am na loo xam ne def naa si ko ci ñoom ñoo ko mën a seede wante def nañ ci loo xam ne lii mun nañu ko te dootuñu fàtte bi campagne mukk askan wi Djiddah Thiaroye Kaw ñoom ñoo ngi sakku ñoom ñoo tàllal seen loxo di ñaan Macky Sall jox la ndombol tànk ñoom lan mooy sa xalaat ci loolu parce que loolu ñoom duñ koy wax xëy na yëg nga ko wala yëg nga ko mais loolu la ñuy laaj ñun de suñu leader lu muy liggéey vraiment war nañ ko reconnaître yow sax gis-gis ci loolu. xam nga nit ñi ñoom dañu am seen bëgg-bëgg am seen cofeel loolu yëpp seen cofeel la rek seen xër man bu may tànn député ñoo njëkk a taxaw fii ci bàjjen bi jigéen ñi sargal ma ñëpp sargal ma boobu taal dara xew mu ngi dem si élection yi ay 3 mois wala 4 mois ñu ne Samba Ndong yow yaa suñu candidat yàlla def loolu am kon nag suñu demee ba gis encore war nañ may jox ndombal tànk loolu seen gis-gis la man suñu ma joxee ndombal tànk du ma wax bëgguma parce que politique moom du diine l'islam da ngay politique pour njariñ sa bopp man lan moo ma ñor tey Djiddah Thiaroye Kaw moo ma ñor lan la ma ñoree nag am na foo xam ne fii soo fa tollee ay moyen état wala moyen nguur moo la mun a jàppale pour nga mun a jàppale askan bi parce que askan bi nag munoo téye depuis élection yu passé yi nii fii ba léegi nga bëgg leen gérer à ba 2019 dinañ ko defante xam naa ne su nguur bi jàppul état bi jàppul def ci doolam dina métti trop. voilà mën nañu wax ne jéego yi nga xamante ni yéen kilifa yi def ngeen ko fii rawatina nag yow tey jii Macky Sall si yow mu tëdd nelaw Djiddah Thiaroye Kaw amul adversaire. c'est-à-dire amoon na wan suñu xam-xam ak suñu pës-pës ak suñu volonté
moo tax tey su ma neexee tey ma ne Djiddah Thiaroye Kao yëpp affaire ñun ku nekk kii fii su dee dañu continuer si rythme bu ñu nekk bi fii man waxutuma waxu leneen wante mairie bi soobee yàlla tey suñu defoon élection ñu gañ loolu moom lu ma wóor la du question ay wax propagande parce que lan moo ko indi nag doole booloo loolu moo ko indi ku nekk nag du Samba Ndongo rek ku nekk bépp leader def na ci moyen am ba tey soo duggoon tey si Djiddah Thiaroye Kao da ngay wax benn opposant bu parce que ñun nag ñoo ko liggéey nag parce que soo gisoon sax ñu ñàkkoon mairie ba suñu ñuy divisé woon ñii dem na leen ñii dem nii ku nekk bëgg a nekk kon suñu bàyyi loolu yëpp ñu fàtte ko xam ne APR rek moo ñu yor Macky Sall moo ñu yor soobee yàlla fii ba 2019 ba élection mairie yi ñëw di nga gis fi lu doy waar te lu ma la wax li waxoon naa la ko fii si nga may interview ma ne la soobee yàlla suñu passé élection yi nga ne ma est-ce que wóor na di ngeen gagné man ci soobee yàlla di ngeen gagné xam nga lu tax gagné wul ma ne élection ñëwul loolu laa lay assuré encore fii suñu demee ba élection yi ñëw di nga xam ne Djiddah Thiaroye Kao mu ngi si beneen c'est-à-dire beneen gis-gis mu ngi si beneen anam parce que lan moo waral loolu Samba Ndongo da keneen ñëpp tey ñoo taxaw bugg liggéey pour nangu mairie bi pour jëriñ askan parce que mënoo jëriñ askan nag même ndombol tànk bu ñu la jox mënoo jëriñ askan bi fekk yoroo mairie parce que mairie nag boo gën a jege askan bi te gis nañ waa ji bu yore suñu mairie bi gis nañ nu muy doxalee yàlla nag moo ko jox man ñaanu ma ko wante nag dina am au fin même si boppam moo xam na si fin mandat ma ne. ñu wax ci réalisation Macky Sall bi ñu jëlee réew mi ak léegi li mu def ci Sénégal ak nu mu soxlee yenn gox yi rawatina Djiddah Thiaroye Kao. Djiddah Thiaroye Kao moom soo xoolee bassin bi rek nga xam ne soppeeku am na li jarul sax wax te Djiddah Thiaroye Kao tey foo tourné yow bii tey journaliste wala yeneen population bi tey foo tourné yaa ngi gis ay sànq yàlla dimbale ñu fii ba 2019 wala ba 2020 dootoo gisati fii si Djiddah Thiaroye Kao ndox bu taa wala ku def effort loolu moom du ay waxu propagande loo xam ne nii da nga ko gisal sa bopp la Djiddah Thiaroye Kao te oto mu ngi ni soo man oto laa yor wante pour ma jaar la fii tey problème la parce que lu waral loolu baare yu ñu baaree pour affaire canalisation yi pour affaire ndox yi loolu moo tax Djiddah Thiaroye Kao yi ñun dañ yàlla daf ñu dimbal ñu am produit boo xam ne bii ku neex a jaay la muy Macky Sall parce que moom moo campagne boppam lu mu liggéey si Djiddah Thiaroye Kao waxuma Djiddah Thiaroye Kao Djiddah Thiaroye Kao ma laaj wante Sénégal laa laaj soo demoon tey yoonu Fuuta nga dem tey waxuma sax Fuuta nga dem tey si région yi yëpp foo dem Macky Sall mu ngi fay wane boppam mu ngi wane nit ñi man Sénégal moo ma ñor leneen ñoruma soo demee si kër diine yi gis nga dem Tiwaawan demal Ndiassane demal Touba demal feneen Macky Sall yàlla moo ñu ko baax balaa ñu koy xam nag ñun Sénégalais yi ñu dem ba Macky Sall jógee fii keneen ñëw boobu lañu xam ne amoon nañu président bu xale bu am expérience am xel yëbala ñu. voilà xeex bi ngeen di xeex maanaam liggéey bi ngeen di liggéey nii fu mu toll nii jublu ci 2019 naka ngeen koy defee ak da ngeen ko arrêté wala dina am loo leen ci wàññi wala da ngeen koy yokk ngir Macky Sall am deuxième mandat bi mu bañ a. waaw loolu moom xam nga soo gisee permanence bi yaakaar naa ñu ngi ko ubbi loolu pour yaatal la te gis nga point bu ñu ko ubbee xam nga fii nu mu mel soo gisee ñu ubbi fii am na lu tax ñu ubbi fii permanence. ñun suñu demee soo demee nag ba doon réunion si néeg wala ay saal nga jóge si néeg dem si saal nga dem ba yàgg da ngay xool sa bopp nag nga xam ne tey yow passé nga def ci nekk ci nii da ngay dem wane sa bopp. ñu ngi sant yàlla sant suñu coordinateur Mamadou Diop wax dëgg yàlla sant Alassane Ba sant Ousmane Ndiaye ñoom ñëpp tey ñu ngi si xel ñoom ñëpp képp koo waxal tey daf lay wax ni dañu bëgg Macky Sall 2019 65% mu am ko bàyyi gars yi fële falu si boobu tànk lañu nekk ñun xaaruñu ba campagne jot ñuy waxante ak nit ñi léegi ñun léegi lañu commencé liggéey du mag doxe ñun ñëpp la ñoom docteur Dieng ñoom Ibra Gueye ñoom amul ku toog ñun ñëpp ñu ngi tey si tànk ñoom Sophie Ndiaye Sissoko Thilo Sarr su ma limee damay juum ñoom Oumar Sow ku nekk tey fi nga nekk yaa ngi def sa waar pour loo xam ne lii Macky Sall voilà au premier tour parce que loolu nag mooy lu gën a wóor nag parce que liggéey nañ nag si élection passée yi wante des na man bu ñu toogee ak Macky Sall daf ñuy wax ne liggéey ngeen su ngeen démonté élection da ngeen gagné wante des na ay rukk yooyu nag la ñu commencé di liggéey loolu moo tax ñu ubbi suñu permanence bi di yaatal soo ñëwoon si guddi nit yaa ngi ñëw ñu bees parce que parti nag il faut ngay yaatal am ñu bees du waxuñu rek ñu fi nekkoon ñu fi nekkoon su dee ñooñu rek su yàggee si même rythme bu ñu nekkoon bi rek la ñu nekk il faut ñu yaatal pour ñu mën a atteindre 65% yi pour ñu fal Macky Sall
voilà tey jii yaa ngi talal loxo ban appel ngay lancé soo doon lan ngay ñaax yeneen kilifa APR yi nekk fi ngeen bokk gox bi di jot di liggéey loo leen di ñaax. bokk ndey bokk baay nekk benn unité liggéey ñu xam ne ñun ñëpp Macky Sall la ñu liggéey xam nga su dee ñun ñëpp Macky Sall la ñu liggéey warul am xiiroo warul am naa loolu laa leen wax toujours rek parce que ñun ñoo bokk fu ñu jëm ñun kay gis nañ fu ñu xeex wante tey wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñëwaat nañu si région bi bokk ndey bokk baay parce que mbooloo wax naa la ko toujours dama lay wax mbooloo tental ko ɗum woni goo am mbooloo mooy dëgg Samba Ndongo lu ma mun Mamadou Diop ñëwee Bawaar ñëw Ousmane Ndiaye ñëw ñoom Rasoul Tall Sage yi ñëw ñoom Thilo Sarr ñoom ñëpp ñëw ñoom Modou Gueye doomu Abou Sy bi mu tëdd sax encore Baba Sy ñun ñëpp ñu ñëw tey boolu nekk benn xëjuñu si seen loolu moo ci boobu loolu xalaat laay nekk si laay doxe man daal képp ku ma fekk loolu laa wax barke Demba Malal Ndiaye Malal Diallo sama rak boo xam ne bi moom tamit dañ koo tànnoon ci député yi man yàlla dafa maa dimbali ñëpp waa Benno yi ñoom ñëpp samay xarit lañu Pa Emma ñoom tamit moom tamit si honorable yi la bokkoon wante ñoom ñëpp dañuy dëggante téléphone ñoom Aliou Badara Diouf ñoom ñëpp benn lañu wax naa nit boo ko bu leen toog bañ a soxla di ngeen wax Benno dañ koy bennoo balaa muy ñëw ñun ñëpp ñu booloo nekk benn liggéey loolu laay woo responsable politique yi waxuma sax Djiddah Thiaroye Kaw responsable politique Sénégal yëpp ñoo xam ne ci APR ci Macky Sall lañu sukkandiku foofu laa la leen di woowee ñoo xam ne Macky Sall moom la ñu liggéeyal te Macky Sall moo yore décret yi Macky Sall moo yore lépp képp ku mu neexul looy ngan su la neexee benn jour la lay jëli te su la dindee kenn dootu la tudd kon nag il faut ñu xam ne. voilà suñuy jeexal ñu wax kilifa fii Djiddah Thiaroye Kaw daanaka ku yeewoo rek xelam day dem ci yow ana looy dénk askan Djiddah Thiaroye Kaw man maa ngi sant leen di leen gërëm man maa ngi ñaan yàlla rek chaque jour ma leen di gis parce que nag man sama doom yi ma juri sax ñoom nekkatuñu sama njaboot ñoom seen bopp ñu nekk tey sama njaboot yàlla xam na fu ma dem Djiddah Thiaroye Kaw laay xalaat loolu laay doxee loolu laay nooyee man bugguma su ma demoon si rek sama dëgg Djiddah Thiaroye Kaw dama taxaw parce que nag munoo juddoo si gox nag nga ñëw fekk fii Djiddah nu mu meloon ba instant yi tey nu ñu mel nga bugg changer man yàlla daf ñuy dimbali man du ma nit koo xam ne kii damay changer wax boppam du ma kii soo wax sama bopp depuis bu portable bu ma xëyee ak léegi man yàlla dimbali la ma mun suma changer ay numéro bu ñu ma yoree rek boobu moo la ñu xam ne sama noonu kon nag Djiddah Thiaroye Kaw maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ñoo xam li ñu bëgg yàlla ñu ko yàlla defal ñun ñëpp nag ñu jëriñoo parce que man buñ may tànn wala buñ may bëgg yàlla dimbali ñu benn suñu charge ñëw na mooy Rasoul Tall maa ngi doon tudde léegi kii moo njëkk a def message lancé mu ne à partir de tey kii mooy suñu candidat député boobu tax ay député ñu ngi woon toog moom amu si ay xel ñaar wala leneen wala pour ragal wante moo njëkk a fii déclaré kii mooy suñu candidat ak xale yoo xam ne ñu ngi sama ginnaaw mooy waa jiyaat ñoo xam ne ñu ñoo sos ñoo gën a yaatal fii tey APR si Djiddah Thiaroye Kaw parce que am na ñoo xam ne leader yu bëri waxuma sax Djiddah fii si Sénégal ñu ngi bëgg a roy tey si jiyaat xale yoo xam ni dañu ñëw rek ñu buggal seen bopp politique dañu ñëw rek buggal seen bopp Samba Ndongo loolu moo tax maa ngi sant waa Djiddah Thiaroye Kaw ñoom yëpp maa ngi leen di sant mu nekk turam ak sant. mënuñoo jeexal te mu bu ñu waxee au niveau national tey APR bay na ay kàngam yoo xam ne yéen ñëpp benn ngeen dem si yàlla Ndiaga Thiam mu doon sa xarit te wëllëre sa nitu démb nit koo xam ne partagé nga ak moom dund yegg nga ko gunge yegg na lay gunge tey jii mu dëddu àdduna est-ce que am na loo mën a wax ci moom ñaaxaat yeneen responsable APR yi ngir tamit aussi seen xel gën a dellu si yàlla ñu gën a jàppante ñu wane ne rek àdduna amul solo lu am rek dina mos a woon lu woon rek dina mos a wëri. waaw boobu question di wax dëgg yàlla soo ma siy posé sax su ma koy tontu sax sama xel bi sama xol day tooy parce que tudd nga koo xam ne kii sama xarit la moo ma poussé si nii si politique Djiddah Thiaroye Kaw ba ma egg tey fu ma egg Ndiaga Thiam
professeur la ci politique yow su ma waxee ñuy dem ci seetaan interview bi dinañ xam ne sosuma lu ma wax Ndiaga Thiam bu ma commencé yàlla def ñoom rasul indi ma moo ma njëkk a wax ni di nga am cër si Djidah Thiaroye Kaw moom Ndiaga Thiam ñàkk nañu koo xam ne kii kilifa yaakaar ne président bu mu ñëwee këram semaine balee passé xam nañu ñàkk nañu kilifa xam nañu département de Pikine ñàkk nañu kilifa ñàkk nañu leader Pikine Est ñàkk na kilifa ñàkk na leader parce que nit koo xam ne kii dafa doon puusam rek la yore woon di ñaw man Ndiaga Thiam bu ma xamee yaakaar naa ne maa gën a nekk nitam secret boo xam ne bii affaire am yëpp maa ko yore woon dem naa di bëkkëroo ñëpp di wax wante man Ndiaga Thiam fu ma nekkoon ak moom amul ku jege woon Ndiaga Thiam lu ma xam si Ndiaga Thiam wala lu ma ko yore woon financement wala ay leneen amul ku ko xam wante yàlla daf maa dimbali ma ñàkk sama xarit ñàkk sama mag ñu ne rek ku bañ a dee boo juddoo soo juddoo rek xalaatal ay dee Ndiaga Thiam dafa bëggoon département bi dafa ma doon wax Alassane mu ne ma sama yàq yu ma yore yi ci 16 communes d'arrondissement yi la nekk dindi fule gu ma ne Ndiaga doogu naw man pour man ay yàq lay ñuy dóore ni la mu ne ma déedéet yow sama yàq yi nga mu ne commune bu nekk am naa fu ay mbootaay am naa fu ay leneen wante nag Djidah Thiaroye Kaw moo gën a nekk sama commune moom ñoom laa gën a bëgg Ndiaga Thiam daf ma doon dimbali politiquement financièrement Ndiaga Thiam amul lu mu deful Djidah Thiaroye Kaw kon nag man ñàkk naa koo xam ne kii wax dëgg yàlla daf ma doon dimbali Ndiaga Thiam jox na ma fi ay yoon ñu ngi ni toog mujj bi bu ma joxee Ndiaga Thiam 500000 la ma jox mu ne ma demal jox zone 5 waa zone 5 jigéen waa zone 5 Rasoul Tall mu ngi nii bu ma ko indee ba léegi jigéen ñi ñaa ngi koy liggéey ak yeneen jël na fi emploi 6 personnes wala 9 personnes yoo xam ne mu jël na ko si Djidah Thiaroye Kaw muy liggéey te si sama jëmm la amul commune bu Ndiaga Thiam jël 9 personnes amul parce que man daf maa wax ne xoolal marché bi bépp nit boo xam ne bii xam nga mun nga ko placé si xale yi Djidah Thiaroye Kaw nga indi ko Ndiaga Thiam defal na ma loolu ñàkk nañu leader boo xam ne bii vraiment Sénégal nag mu mel noonu dañu toog xool ba ñàkk nit comme ni nga waxee sànq au début ñu doog a wax ay jaar-jaaram wante Ndiaga Thiam keroog soo gisee Macky Sall bu mu ñëwee gouvernement bi bu ñu ñëwee xam nañu fu ñu tegoon Ndiaga xam nañu Ndiaga dépassé na su ñu xamoon Ndiaga nii la mel Ndiaga yoroon poste bi beneen poste la doon yor boobu temps la ñu xam ne Ndiaga Thiam leader Ndiaga Thiam du leader professeur ku am xam-xam waxtu boo ko gisee ne ku ñoom yaa ngi fay. wiyete ko Fatmata Ba ko ɗo e galle he gonɗa gonangal ma ɗo ko gonɗa e Samba ko kaawam man sama nijaay la sama jëkkër la sama càmmiñ la sama lépp la waaw. voilà tey est-ce que mun nga dellu si waat ci li muy yëngu moom politique noo leen ko gisee en tant que jegeñaaleem. te ni ma ko gisee Samba lu baax rek lay def lu baax dong laa ko déggal loolu laa ko gisal loolu laa gis te muy def yërëm na ñëpp mu ngi jàppale ñëpp te sonn na ci tamit ci parti bi sonn na ci torop def na ci doolem def na ci léppam sonn na ci. mu ngi def politique ngeen ànd ci ak moom di ko ci gunge métti na wala. buñ koy gunge métti na trop sonn na ci trop ñëpp sonn nañ ci ñëpp jàpp nañ si liggéeyal na Macky Sall nag defal na Macky Sall lépp def na ci yëpp def na ci doolem moyen boppam def na ci léppam daal ñu ngi ñaan Macky nag ni gëstu Samba Ndongo naka gëstu ndax Samba Ndongo sonn na ci moom trop boobu ba tey ñu ngi xaar. Samba Ndongo bon léegi jege ñaalam dañuy faral di yéen politique am est-ce que lu ngeen di gis muy politique de ànd ngeen ci yeneen ko ci gunge bu baax. ñoo ngi ko ci gunge bu baax sax baax trop ñoo ngi ko ci gunge ba léegi nii ñoo ngi ko ci gunge sonn na ci Samba lu mu yëngutu rek ndax Samba dafa baax Samba laa na biir Samba yërëm na mag ñi Samba yërëm na xale yi
Samba ak ay waa këram ak ay magam ak ay rakkam ñoom dañoo baax kër gi dañoo baax daal loolu laa mën a wax dépp ci seeni yaay ak sama maam Ali Ndongo mi jóge fi ak sama maam Salamata Baax bu ñu bëgg torop man pour man kese la bëgg moom mi jóge fi barki démb sama maam Salamata Baax maa ngi koy ñaanal ak suñu beneen goro bi yaayu kee gaaju maa ngi leen di ñaanal. caajaay nga xam ne ku yaru la lu mu yore nii ku yaru rek moo koy yàlla def encore Macky Sall président de la République dem ba gisal ko boppam xëcc ko ci wetam man su ma neexee ma ne moo ma yóbbu pare parce que ñu bëri yëg jaar nañ fa comme directeur cabinet man wax naa leen aw ma beneen ministre aw ma keneen ci état bi ku dul mor yi ci dëgg rek la ñu àndee Andrus mu may faral ci ay tappale wante nit ku jub la nit koo xam ne kii lépp loo xam ne li mënul nekk daf la wax lii mënul nekk man dem naa dëkkam ay yoon xam naa famille am moom xam na sama famille dañuy dem ba léegi dafa mel na ñun ñoo bokk ndeex baay parce que nekkutul mu may woowee ala sa daf may wax sama grand la may woowee man ma koy woowee sama rak te wax dëgg yàlla mooy xelal bu baax ci politique mu may wax ne jàppoo leen nekk leen benn su ngeen bëgg am dara te daf may wax politique bul yàkkamti lu jot yow loolu la may wax toujours wax dëgg yàlla maa ngi koy sant di ko gërëm mënoon na nekk grade bu nekk boo xam ne bi yore nekk directeur cabinet président de la République mun na wax ni du ñëw fii xam nga bëri ñëw ñu fii wante moom xoolu loolu dafa xool man magam la war na su ma ñàkkee sama yaay war na ñëw jaale ma ñu ma soo coon nee na ma ko jour boobu su doon sax gamaa ji saare wala leeraa bi seen dëkk ngeen defee sarax bi dinaa dem foofu parce que defal na nag lu ëpp loolu comme ñëwee encore fekk fi samay mbokk fekk fi samay xarit nuyu leen ñooñu sant ko gërëm ko yaakaar naa ni encore permanence bi soobee yàlla incha allahu rabbi dafa dem Chine pourtant de duma gaaw a garanti dina ñëw dafa nekkul fi wante yaakaar naa permanence bi xool naa ko nee na soobee yàlla dina ñëw te dina ko président de la république damay ñaan yàlla mu ñëw moom ak coordonnateur département de Pikine ñëw ubbi permanence bi loolu laay ñaan yàlla nit koo xam ne kii ku baax la am na lu ma la fàtte wax surprise la loolu suñu demee ba jour bu ñu ubbi permanence bi dinañu xam ne sama diggante ak Ndiaga fan la féete. fii ASC yi groupement jigéen ñi jumaa yi yeneen ak yeneen ak yeneen sama ndongo ñoo koy tudd fu ne loolee ba xam dafa am lu nekk si ginnaaw wala loolee danga koy jaar ko suite fekk boobu nit ñi ñoo koy laaj ne la fii kat danga ko war a def dara en tant que responsable politique wala da nga jàpp ne rek loolee lu war a mën a nekk la sa diggante ak kii yooyu mel na mbër yeeg ASC yeeg jigéen yeeg jàkk yeeg jumaa yi. xam nga ni soo nekkee ak ay nit da ngay am ñu lay xelal soo am doyen la comme genre Rasoul yi nga am ay xale ku mel ne genre Cheikh yi ñoom Alassane Ndongo ñoom Binta Ndongo ak ñeneen ak genre Ousmane Ndiaye yi genre Demba mun ne nekk sax nga juum wante li soo toppee ñoo looy juum bëri du bëri parce que nag lu bëri lu si bëri ñoo may xel parce que mënu ma xam lépp lu si bëri balaa ñuy def dara balaa ñuy jël benn décision dañuy toog nag waxtaan di wax rek ñu ngi def fi yaakaar naa ne 4 ASC la ñu def 4 yëpp lépp luñ si mënoon si ay suñu moyen même su dee bëriwul ASC bu nekk jox nañ ko lu ñu yàlla dimbale nañu te pare guñu am ñoo xam ne léegi yaakaar naa ñu ngi si quart de finale te soobee yàlla lépp lu ñu amaataan ko dañ leen di dolli parce que nag nit doo wax da ngaa bëgg sa gox su xale yi ñëwee doo leen faale su imam yi ñëwee doo leen faale délégué de quartier yooyu doo leen faale jigéen mbootaay jigéen yi comme ni nga waxee doo leen faale doo leen dem nemmeeku kenn soo waxee da ngaa bëgg sa bopp dafa des te ñu xam ne munoo réew munoo dem fekk ànduloo ak xale yi ànduloo ak jigéen ñi xale yi ak jigéen ñi ñooy fal ñooy folli ku leen xeeb dee nga loolu moo tax ñun suñu politique dañu gën a yaatal ci xale yi ànd ak jigéen ñi jege saa yi nag ñuy xelal yàlla dimbali nañu si loolu la ñuy dox mbootaay jigéen ñi yaakaar naa ne 50 ñaata la 70 mbootaay am na yaakaar ne képp am na fu ñu si egg te képp même su dee defuñu 100% am na loo xam ne lii am na lu ñu sekkante ak ñoom di leen dimbali parce que nag jigéen dafa néew
da ngay dimbali jigéen parce que soo dimbalee jigéen rek yàlla mun na la yërëm li nga soxla li nga am ko loolu la ñuy def dem ci jàkk yi dem ci daayira yi amul fu ñu demul wax dëgg yàlla day des kay xanaa lu lay jox li nga xeeb ko wala li fekk loolu moo xëy suñu doole wante amul fu ñu demul la preuve que su waxtu bi ñu demee ren si Korité bi doyen yi ñoo doon yóbbu suukar koor yi ak ci jàkk yi ab lépp loo xam ko encore mun nañu ko ñu boole ko si suñu demee jox ko imam loolu mooy suñu politique loolu la ñu bëgg a yaatal loolu la ñu bëgg a lewal ba lu ñu soxla lii wala ba lu ñu mbébét si Djiddah Thiaroye Kaw mun ko am na kilifa yu nekk ci yeneen gox bu ñu organisé bu ñu teggee ñu wootee bariwul ñuy ñëw dinañ leen ñu ngi si gaar mais yéen dem na sax ba ci ay caravane su nekkee dañ ko def jour bu dul dimanche mbaa samedi nit ñi bu ñu waree liggéey sax bu ñu liggéey dañuy def jour boobu fekk ànd ci caravane bi loolu xër la loolu waxoon naa la xër yi nit yi dañu bugg ba ëpp dem ba bugg ma ba ëpp loolu xër la soo ñëwoon fi benn jour bu ñu waxee liste yi génnul wala génnul defal nii defal soo ñëwoon jour boobu da ngay waatu yàlla mu ngi nekk koor man jour boobu dama doon jooy parce que damaa mujj sax dem tooxal ak jaaxal ak ñoom Amadou sama mag moo mujjee dem ak rasul bi ak xale yi ñoo mujj dem pour calmer leen jour boobu dañu meroon parce que dañu dégg liste bi ñu dégg yeneen tur ñu ànd ñu ñëw wax ma ñu ne ma dangaa ragal ma ne bu leen ragal tey leen jour boobu soo ñëwoon nga xam ne yàlla rek moom yàlla moo mun a tàgg nit yàlla moo mun a tax nit ñi yàlla moo lay bëggaloo nit ñi jour boobu ay mag ñoo xam ne am nañu 50 ans ñii ay 40 ans xale yoo xam ni dañu toog ci naaj bi te ñëpp woore amul ku bouger ba ñu ñëw ñu ne leen sant nañ leen gërëm lañu yéewu la ñuy dooguñu loolu yàlla moo ñu ko defal nag ñun waa Djiddah surtout ñun waa zone 5 parce que ñun ñëpp benn lañu dañuy façon nekk benn suñu woote woon fii léegi nga xam ne naka parce que barke démb am na benn kilifa bu ma woo mu ne ma damaa bëgg ngeen dimbali ma président day ñëw fële ngeen indi ay nit wante yaakaar naa soo demoon jour boobu foofu waa Djiddah rek ñoo ñëwoon waa zone 5 rek moo ñëwoon loolu yàlla moo koy defal nit du question ndamoo du question leneen du question nit yi dañu xër si politique bi xër si Samba Ndongo xër si Macky Sall loolu yàlla moo ko def di fu ma bu ñu wax ay nit wax entourage am wax mbokkam njabootam bariwul ay manifestation yoo xamante ni teew nga fa am ñi nekk sa wet boo jëlee kàddu gi li ngeen njëkk a wax mooy lépp lu may def su ma gestoo gis sama mag sama wet rek ma ci di Amadou Ndongo suy diggante say mbokk. noonu mbokk moom xam nga nit moom balaa say mbokk ñoo la mën a seedeel say mbokk ñoo lay seedeel après ñi nga dëkkandoo say xarit doon la mën a seedeel mu nekk parce que nit su jógee fële di seede ci man fekk samay mbokk wala sama mag seeduwul ci man loolu mun a nekk naxati parce que nit nag balaa ngay baax da ngay baax say famille booloo ak nit ñi nekk benn yàlla daf ñu dimbali man sama papa dafa génn àdduna Amadou mooy moomu ki nee na soo gisee sa mag defaroo ko mel ne su ma gisoon sa papa soo gisoon sa papa sax doo ko def loolu moo tax su ma ko gisee si meeting wala su ma ko gisee lii damaa xamul doon amatuma c'est-à-dire amatuma ragal su ma koy gis muy toog te xoolal na 21 jours yi guddi ak bëccëg am na ñoo xam ne sax dafa ma doon téye parce que am na benn jour boo xam ne damaa miir daanu moo ma doon téye mu ne ma demal noppalu wante su ma koy gis lu ma feebar damay def jour premier ministre bu mu ñëwee fii yaakaar na ñoon yëpp xam nañu jour boobu damaa feebar parce que damaa miir mu ne ma demal toog wante damaa ànd ak moom ànd ak ñëpp waa Djiddah soo gisoon yow jour boobu yaakaar naa ne yow soo gisoon suñ la woonoon jour boobu nga xam ne yàlla mooy defaral nit yàlla mooy tax na bëgg la yaakaar naa ne jour boobu en tant que suñu demee ba ñuy wax ne Samba Ndongo lu mu indi fii tey si stade bi kenn indiwu ko wala moom ak Abdoul Karim wala moom ak Abdoulaye Timbo loolu sant yàlla la wax dëgg yàlla du question dara nit ñi la Djiddah moo mel noonu sama mag boobu bi ngay wax sama mag rek man sama famille yëpp man wax dëgg yàlla damaa jàng ñu ne ma balaa ngay defal kenn defal sa famille soo defalee sa famille nag ba pare nga doo ko defal ñeneen man bëgguma c'est-à-dire gis nit koo xam ne kii ma tanee ko te fekk mënu ma ko defal loolu bëgguma ànd ak encore am ay xarit am ay rak am ay doom yoo xam ne ñi wax dëgg yàlla dañu téye affaire bi seen loxo du ñu nelew gis nga ñi toog ñi soo ñëwoon guddi di nga leen fekkaat fii di nga fekk ñu yor yàlla moo tax xam nga maa ñii ñoom ñoo ma mag wala mun nañ ma chaque jour
wante yàlla mooy def loolu ci nit ñu buggal la seen bopp képp ku suñu tuddee sa tur ñu jaral leen xeex loolu yàlla moo koy defal yàlla dimbali nañu fi au niveau di Djiddah Thiaroye Kaw surtout ma zone 5 ñoom ñoo ma buggal seen bopp keroog Oumar Youm mu ñëwee fii ministre dafa génn xam nga moom tur Samba Ndongo bi ak Alassane bi dafa koy xaw a lii bu mu duggee mu ne ma waaw Samba Ndongo moo gën a fii populaire foog diggante Samba Ndongo yaa ngi dégg man ko waaw dama ko liggéey yaa ngi dégg mu ne ma yow kon yow ñaari tur nga moom Alassane la may wooye ma ne maay Samba maay Alassane yaa ngi dégg kon nag loolu yàlla ma ko def saa laata ñuy tàggatoo ndaw yi ana loo leen di ñaax ci jamono ji yàqu bi. waaw maa ngi leen di ñaax rek nañu gën a góorgóorlu gën a téye seen liggéey ñuy jàng ñi nañu téye gën a téye seen jàng ñu liggéey li ñuy gën a téye ànd ak yàlla gis nga man politique soo leen laajee ñoom ñi toog dama leen wax toujours man bëgguma fitin bëgguma lu indi histoire parce que nag président de la république laaju loolu képp kuy ànd ak président de la république ànd ak waa at ñun ñëpp soo waxee président de la république jeexal nga dañu war a jaru nekk benn xale yi maa ngi leen di ñaar nañu nekk benn liggéey gis nga soobee yàlla fu ñu téye fu ñu téye dama leen wax toujours te gëmuñu dinañu am lu ñu bëgg yàlla di ñu fekk ci du ñu nekk fii nag di woo rajo yi di def nii wante ñun fu ñu téye foofu la ñu téye dañu téye pour liggéey ànd ak yar nag ànd ak tegi man képp koo xam ne kii day def désordre man du ma ànd ak yow dañuy liggéey ànd ak yar ànd ak tegi ànd ak bépp responsable nag ñun ñëpp ñu liggéey maa ngi sant ñëpp sant charge yi sant délégué de quartier yi sant leader yi sant ñëpp sant suñu cadre yi sant encore groupe Dia maa ngi leen ci sant parce que métti woon na trop bu ñu def di def ci réew ci ay pantre di génn def ci ay saal boobu dafa métti woon wante ñu jël affaire bi tey seen bopp amul fu ñu demul moom am na ñoo xam ne sax am ñooy dem di wute dem ci ay ministre fekk man yëguma dafa leen jaral mu ne maa ngi leen sant na nañu gën a góorgóorlu fu ñu dem léegi fii la liggéey bi di commencé léegi lañu doon commencé liggéey dañu gën a liggéey yaatal pour ñu falaat Macky Sall premier tour deux premier tour ñu am 65% wax bi jeex ñu bàyyi ñuy mbelle yi di mbelle yi ñu continue suñu liggéey loolu moo tax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp su ma bëggee lim fii damay juum wante maa ngi sant ñëpp bàyyuma kenn permanence bi nag du permanence de zone 5 du permanence Djiddah Thiaroye Kaw képp ku ci soxla nañu amuñ ci xeer amuñ ci kii moo ko moom wala kii moo ko moom ñun ñoo ko moom ñun ñoo waa APR waa Benno Bokk Yaakaar ñun ñoo ko moom képp ku ci soxla balaa nga doon dem fa leen dem jiggaani léegi am nañ fu ñu toog yaakaar naa ne soo gisee kër gi pare gu rek wante suuf bi yëpp si ñu la bokk jëlaguñu wante nag en tant que dañu pressé dañu yàkkam dañu ko bëgg a ubbi dañ koy ubbi continuer liggéey bi ba ñu jot lu ñu bëgg maa ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm encore sama mag bi nga wax bi mooy Amadou Aliou Longo am na loo xam ne sax souvent su may génne mooy daf may yërëm lu si gën a bëri moo koy génne kon maa ngi sant ñëpp sant Ousmane Ndiaye koo xam ne ki mooy suñu secrétaire Djiddah Thiaroye Kaw bàyyuma kenn su ma buggee lim dama juum di sant suñu coordinateur Mama Diop Djiddah Thiaroye Kaw di sant yow Mamadou Abdouba di sant ñëpp ñu xam ne liggéey bi ñoo ko moom nañu booloo nekk benn liggéey pour ñu falaat Macky Sall. maa ngi tudd Moustapha Seck maa ngi bokk ci parti Alliance pour la République dans l'instance des jeunes mooy la COJER de Djiddah Thiaroye Kaw bokk aussi ci mouvement JAD bi nga xam ni mooy soutenir les responsables Samba Ndongo ak responsable dëkk ci zone Seck yëpp Bawaro Ousmane Ndiaye ak ñoom doyen Rasoul ak ñëpp bokk ci zone bi. Samba Ndongo la ñuy mënta wax ci moom bëri na man je l'appelle à chaque fois c'est monsieur social parce que lépp lu muy def ci àdduna social la ci jiital foo ko gis mbébétam bi ci ëpp mooy fekk ay jeunes yu toog mu xool nan la leen utalee liggéey te commencé na ko ba am na ñoo xam ni moom yàlla ak moom a tax ñu am liggéey souciem lu ëpp aussi bokk na ci jàppale ay groupement femmes ndax ku njël financé lu toll plus de 50 groupement femmes loolu du ay caaxaan mbébétam aussi bokk na ci jàppale néew du doole yi parce que à chaque fois dama koy gis bu ñu toogee nit indi fa lettre wala
facture courant wala ordonnance mu génn ci xaalisam joxe te loolu yàlla kum ko may ku jar a bàyyi xel la yàlla may na ko loolu. yàlla aussi boole nañu ci politique bu ñu politique mu jàppale le président Macky Sall mu xam ni devoir am la mu war koo def yàgg ci parti bi aussi mu jël ay moyens di ko def ci parti bi xaarul ma sàmb xaarul ma demb mais li ma gën a fonk ci moom mooy esprit d'unité bi mu am bëgg ñëpp bokk ndey bokk baay à chaque fois su ma gisee danaan ma ana diw ana diw ana diw te loolu ku bëgg nit ñi booloo bokk benn rek moo koy def mbébétam yëpp mooy képp ku dëkk zone 5 nga ñu mànkoo bokk ndey bokk baay pour gën a mën a jàppale le président Macky Sall itteem ci ëpp aussi mooy ñëpp bokk Djiddah Thiaroye Kaw ànd bokk ndey bokk baay pour mënal un combat pour que président Macky Sall am majorité fii Djiddah Thiaroye Kaw loolu daal mën naa koo seere ci moom bëgg na aussi famille am ndax magam bu góor muy le délégué Amadou Ali Ndongo jox na ko cër ba boo duggee ci kër gi da ngay am esprit yow ni sama mag man sama mag dama ko war a jox cër ndax képp koo xam ne bokk nga ak moom day gis ni jox na la cër te ku bëgg mbokk la ku bëgg doom ku bëgg ay waajuram la. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax fas yéene témoin ci jëmm ji tedd ji nga xamante ni tey mooy suñu lépp di Alassane Samba Ndongo man doom laa ci moom Amadou mooy sama papa Samba sama rakku papa la nekk koo xamante ne tey ku taxaw ci gox gi la ki nga xamante ne tey waa Djiddah Thiaroye Kaw dafa dugg ci xolu waa Djiddah Thiaroye Kaw jeunesse Djiddah Thiaroye Kaw tamit wóolu ko wóolu gi nga xamante ne tey da koo wone moo tax nit ñu doylu ko wóolu ko tey nag su may wax ci moom nu ma mën a wax ci moom tey bari na parce que da ngeen maa laaj ki nga xamante ne tey damay sawar a wax ci moom ndax li mu mel la dañu naan nit ki boo yaatoo rek ñëpp ay xaj ci yow tey nag dafa yaatu ba ñëpp xaj ci moom loolu laa amoon lu may commencé ci honorable Samba Ndongo te tamit nekk référence nekk royukaay nekk tamit ku timit ci li muy def am fulla am fayda am caractère tamit ndax tamit lépp lu mu wax ak yow rek da koy sàmm. mu yëngu ci wàllu politique ànd ngeen ci ak moom yéen ko ciy gunge. waaw ànd nañ ci ak moom waaw taxaw nañ ci guddi taxaw ci bëccëg taxaw ci ngoon taxaw ci lépp te tamit mu jaral ñu ko torop fii ak lii tukulóor bi la doo sàmba laamaaki luñ goppata duñ mës a xàddi duñu mës a bàyyi ñu ngi ci ginnaawam lépp luñ ci fekk nag ñu jël ko. voilà moom lan moo koy merloo léeg-léeg yenn saa yi. waaw Samba moom gaawut mer affaire yooyu waaye li koy gën a touché pour mu dugg ci yooyu mooy mu waxante ak yow leen respecté woo ko moom lépp lu muy waxante ak nit ki moom da koy respecté mais boo waxante ak yow leen ba heure ba jot boo ko respecté wul rek moom dina xaw a jaxasoo tuuti ak yow waaw loolu moom seetlu naa ko ci moom. lan la gën a sopp. lu mu gën a sopp moom daanaka njaboot gi mooy léppam njaboot gi bu kontaanee rek kontaan na.